jour ba tey ñi ngi ci Ndindy Actu seen émission ganuk bés bi ñu dalal koo xam ne nag wax dëgg mbégte la toujours di toog ak moom ndax dafa am lu ñuy tuddee générosité de parole te li muy wax lépp njëriñ la macha allah. alors pour ñu tëj chapitre discours président Macky Sall gis nañu ñaari at a ngi nii muy woo journalistes yi ginnaaw bu defee discours ba noppi dajale quelques journalistes ci nga xam ñoo nekk ci les différents organes ñu laaj ko muy tontu li ma bëgg rek nga wax ma est-ce que liñ ko doon laaj mi ngi ci doon tontu ak ñoom lañ ko waroon a laaj nañ ko keroog. waaw xam nga question bu jafe la li nga réponse bi dafay jafe ndax journaliste bi day te loolu mooy innovation bi maanaam lu bees li nga xam ne président indi na ko ndax journaliste bi ñaare la président wax du ko ci laaj mais dina jël li nga xam ne askan wi ñu ngi koy laaj ñoom te amuñu occasion toog ak président ñu mën ko laaj. par exemple pour joxe un exemple dégg naa Babacar Fall di insister ci le 3e mandat du président te loolu bari na ay nit yu koy waxtaanee du dëgg donc même bu dee ni président ci biir discours am waxu ci de manière claire moom devoir am loo pour mu ñëw indi réponse ci loolu. donc jàpp naa ne journalistes yi la ñu waroon a laaj na bien que laaju ñu lépp parce que jataay bi du ko maye. c'est que man ak yow bu ñu toogee di waxtaan 1 heure de temps 2 heures de temps doyuñu wax ma nag ñoom ñu toog ak président de la république donc la ñu waroon laaj lépp c'est sûr que laajuñu ko président aussi tontu na ni mu gisee. ni oui ni non bi mu tontu ci. mais xam nga ni oui ni non bi man damay gêné wu pour wax ci xam nga lu tax. boo xoolal day dans les réseaux gis naa Moustapha Diakhaté def ci benn poste di wax ni Macky Sall conforte Serigne Mbacké Ndiaye parce que lu jiitu loolu au moins 2 mois avant dama bind ci presse bi ni président amul droit naan waaw wala déet exactement réponse bi président joxe man joxe woon naa ko il y a 2 ans astafurlah il y a 2 mois donc dama jàpp ni foofu dañ ci bokk gis-gis man ak moom. te dégg naa démb xaw ma kan la ci presse bi démb bu bërki démb mu di ko wax di wax ni li tas Mali mooy bi ATT waxee ni man sama mandat gi jeex dootuma doon candidat fu nekk nit fële fa ni candidat la liggéeyatuñu defatuñu dara xeex xuloo ba réew ma tàkk. mais est-ce que am na pertinence nga wax ni yow en tant que chef d'État ñu fal la nit ñi dem wote sànni seeni carte le peuple sénégalais dem dugg 24 février votel la nga toog ni su ma nee du ma dem 3e mandat sama gouvernement dootu liggéey loolu est-ce que am na pertinence. am na pertinence ci man parce que nee naa la ba ma koy wax moom waxagu ko donc pour man am na pertinence li amul pertinence mooy wax ji fu mu jóge lii nii waxu 3e mandat ki 4e mandat fu mu jóge te ñi ngi koy soog a fal. fu mu jógee xam nga. ci ñoom la jóge ci ñoom la jóge. ci yéen wala yow bokkoo foofu. non attends non ci ñan la jóge xam nga nit boo ñëwee ci sa kër gi fekk ndox di wal soo ko bëggee doo jël rek di fomp da ngay xool ndax mu fa muy jóge nga fatt ko fan la jóge li wóor moo jógewul ci Macky Sall ah c'est sûr jóge waxu 3e mandat jógewul ci moom jógewul ci premier ministre jógewul ci ministre bu nekk ci gouvernement jógewul ci président assemblée jógewul ci ay député am jógewul ci ay maire am jógewul ci ay au conseil des collectivités jógewul ci conseil économique social et environnemental. kon da nga wax journaliste yi la kon. waxuma journaliste mais li ma wóor mooy jógewul ci ñooñu alors te ki ma jëkk a dégg mu def théorie sur le plan juridique professeur Babacar Gueye la di wax ni constitution bi permettre na président mu defaat un autre mandat moom laa ko jëkk a dégg man xaw ma am na keneenam déet mais man débat boobu moom laa ko ci dégg. deuxièmement ñi koy alimenter ñu koy suuxat di ko xam mooy yéen presse bi kon man am na benn bis d'ailleurs ma posé question man ni mais attends est-ce que ñi koy wax ni du ñoo bëgg Macky Sall nekkat candidat comme moom waxu ko nee na leen waxuma lu ci jëm. mais yow le ministre Serigne Mbacké Ndiaye. objectivement. jàpp nga ni moom war na demaat wuti 3e mandat wala waru ko def. du sama débat xam nga lu tax man samay position jëlaatal archive yëpp nga xool ko attends samay position du changer 2011 ba ñuy jëm ci élection 2012 ñu naan Wade war na doon candidat ñi ni waru ko doon position ba ma amoon moom laa am tey xam mooy lan déposer dossier day jot mandat wu président
démocratie mayewul ñu naan président 2 mandats la war a am wala 3 mandats wala 4 mandats député bi kenn limité wu ko nombre de mandats maire bi kenn limité wul nombre de mandats au nom de quoi lañ war a limiter nombre de mandats wu président de la république. constitution bi moo ko wax. justement constitution bi du alxuraan du bible du alxuraan du bible. ay nit moral mooy li nit ci bëgg nañ ko def loolu mooy moral te limitation mandat président yàggul Sénégal amu fi woon. avant la moo amoon. amul woon limitation mandat du président. da ngay toog ba mu neex la rek. du da ngay toog mu neex askan wi nga ne fi bu neexul askan wi dootoo fi nekk. 2000 attends dañu dem élection en 1988. waaw élection yu metti lool. xeex am ay nit dee état d'urgence ñu tëj ay nit. ñu génn ci président Abdou Diouf pour souffler un peu woote ndaje moo nga xam ne mooy comme dialogue politique bi ñu waaj a dem nii mu confier commission cellulaire bi président Kéba Mbaye ca biir waxtaan wa ca la ñu indi limitation mandat du président à 2 mu tombe ak le président François Mitterrand def le fameux discours de la Baule wax ni pays africains yi bu ngeen deful démocratie limiter le nombre de mandats France dootu leen jàppale. donc ñaari éléments yooyu ñoo daje ñu dugal ci le code électoral de 92 ñu voté ci pour la première fois en 93 limitation mandat du président à 2. baaxul xam nga lu tax gis nga mandat wu président wu France wala États-Unis wala Belgique wala Allemagne wala Italie bokkul ak mandat wu président wu Sénégal xam nga lu tax bokkuñu président bay falu foofa su mandaam jeexee. du def bilan naan leen defar naa nangami kilomètre de goudron defar naa ay école defar naa forage defar naa lii defar naa du loolu parce que ñoom loolu am nañ ko ba pare seen président ñu ngi ko jugé ci yeneen critères orientation économique représentation diplomatique nangam yooyu taux de chômage ainsi de suite yooyu lañ ko jugé or ñun président bi ñuy fal dañ naan ko ay mbedd ay tëli amul looloo tax Macky Sall góorgóorlu defar Ila Touba. looloo tax Abdoulaye Wade defoon autoroute yi mu def nii à Dakar looloo taxoon Abdou Diouf ñu doon ko woowee monsieur Forage ak madame Moulin dañu koy jugé ci Abdoulaye Wade alors dañ koy jugé ci ñaata dëkk gis nga Sénélec j'en profite pour féliciter la direction générale de la Sénélec gis nga leen semaine bi yëpp ñu ngi ci àll bi di taal ay dëkk yoo nga xam ne def nañ fa courant ensuite dañ lay jugé ci dëkk bi amul woon école am na ko baykat yi nii lañ leen taxawoo fii or ki ngay jugé ci loolu joxoo ko sa xaalis bu mu ko defee parce que amu ko day dem di ko lijjanti ji di ñëw kon ka nga xam ni réewam lépp am na fa bu ko neexee sax def mandat 2 ans mais ki nga xam ni réewam dara amu fi nañu ko bàyyi ak askanam ni mu amee en Allemagne parce que Allemagne bu fekkee ki ñu fal aussi liggéeyul. justement xam nga combat bi ñu war a mëne xam nga ñun dañuy juum ci suñu combat bi ñu war a mëne mooy combat boo nga xam ni bu ñu voté ba ngoon jot mu leer ñëpp di kii moo gagné du am contestation loolu bu ñu ko réglé ba mu wóor ñëpp ni élection yi mi ngi jaar ci yoon doonal candidat junni yoon bu la réew mi bëggul doo mës a fal. waaw mais élection bii moom passé bii moom bu bii nii non man d'accord na parce que man moom bi ma gisee 19h bi mu jotee rajo yi commencé génne résultat yi laa ni grand bi gagné na gars yi dóor na leen quoi mais bon. mbàcc na de mais monsieur le ministre loo jotee ak Alioune Tine ba mu di la traité de jurote politique. waaw mais xam nga nag man. ay lobby homosexuel dundaluñ ma ay lobby homosexuel duñ ma wax loo ay lesbienne duñ ma wax loo. yaa ngi wax lu grave de. mais lu leer lay wax xam nga man ñooñu duñ ma wax loo man lu may wax lu ne ci sama bopp bii lay génne ma wax ceeg ñi ma ci war a waxal wax ko fa ma ko war a waxee donc vraiment am na ñoo nga xam ni dama leen nawloowul daal ci gàttal donc du ma ci wax. da nawlawu ma leen man. xam nga fu tooy nga takk loolu. xam nga loolu du dara da ngeen am problème personnel yéen ñaar. amuñu benn problème lu dul daan na ma soxla di ma diis daan na ma soxla seet si ma wax ma li mu soxla ma def ci li ma mën à tout point de vue sequñu leneen. léegi mënatul am loolu mu toog weer. non je ne dis pas que loolu la sax parce que xëy na
depuis que le pouvoir changé aussi changé na moom dootu séqatuñu yañu daan séq voilà depuis que nguur gi changé na depuis que nekkatuñu au pouvoir la ñu daan séqatuñ ko mais tu sais vraiment man non tu sais xam nga sama bàyyi ma dafa lu ma jàngal nee na ma ki lay sànni xeer da nga koo jiitu mu nekk sa ginnaaw bu la sànnee boo geesoo di for di ko delloo xeer non vraiment am na yoo xam ne nawloo ma leen daal voilà donc voilà ñu ngi ci ba tey man taalibe laa xam naa fu ma jógee xam naa samay waajur fu ñu jógee xam naa samay maam xam naa fu ñu leen denc taalibe Sëriñ Tuubaa laa bëgg a doon te sëñ Mbàkke mat naa ma defar kenn mënu ma yàq. bàyyi Cheikh Bombali bàyyi Cheikh Bombali bàyyi sëñ Ibra Ñaamar ku mu defar kenn mënu la yàq loolooy li wër. ganuk bés bi xam ngeen wax ngeen ko xam ngeen ko gan gu spécial très spécial d'ailleurs moom la ñu am tey monsieur le ministre viol bari na torop jigéen ñi sonn nañu léeg-léeg nga gis jigéen bu ñu violé ba pare rey ko bu ñu la violé woon sax bàyyi la nga dem mais dañ lay violé ba pare rey la pour nga bañ leen a dénoncer ak yu demee noonu léegi nag yóbbu nañ ko assemblée def naa wote nañu loi bi député yi voté nañ ko je pense à l'unanimité loi bi jàll na nan nga ko jàngate est-ce que ñaak njort nga ne dina am impact loi boobu ñu voté assemblée nationale ba criminaliser le viol. xam nga viol moom man damay toog ba yàgg ma ni maanaam nit ko def daal du nit quoi viol jàpp naa ne nit ku ànd ak sagoom non du ko def donc peut-être xëy na mënuñu sax man dama d'accordul ci peine de mort waaye su ma ci d'accordoon damay wax ni ku violé nañ la rey te li tax d'accorduma ci peine de mort aussi xëy na du question bi mais comme question importante la li tax d'accorduma ci peine de mort mooy justice ay doomu aadama ñoo koy rendre juge bi day juum justice day juum yàlla rek moo dul juum gis nga ci réseaux sociaux yi yàggul dara d'ailleurs ci presse bi yëpp ñu di ko wax benn américain boobu dañ ko tëj xaw ma ñaata jot na tëdd presque 35 ans ñu soog a gis ni erreur lañ defoon ñu dédommagé ko bari na lu muy am comme nit day juum bu ñu attee nit rey ko ba pare gis ni juumoon nañ lu ñu def dañ koy dekkal mënuñu ko dekkal donc man c'est uniquement raison bi tax ba d'accord ma ci peine de mort mais viol moom peine bi lu mu gën a metti xam nga loolu naar yi daan def sax man dama defee ne moom la ñu bu dul woon pour des raisons humanitaires moom la ñuy def ku violé du ñu tàpp la non c'est vrai dootu mu jeex parce que lu gën a njaagu loolu kenn mënu ko wax ci àddina nit ki ngay séqal nangu nga ko yow ak moom ak yàlla la loolu yoonu kenn nekku ci parce que yàlla dafa sàkk guddi sàkk bëccëg suturaa tax bu guddi jotee ku nekk da ngay dugg sa biir ne tëj ko la nga fay def yaa ko xam da ngay gis koo nga xam ni xëy na am na loo ko dul fooge bu guddee mu kaalawu la mel neneen dem doxi soxlaam moo xam moom ak yàlla la loolu man du ma ci dugg du ma dugg ci mbiru jàmbur mais viol moom dafa nekk loo nga xam ni ban peine lañ ko war ma appliquer xaw ma ko man daal li ma jàpp kor kii la daal tàpp ko ba nga xam ni rek mooy loolu je pense que moom mooy solution bi. rek dialogue national. alors dialogue national bi. nañu installé nag Famara bi coow li bare gars yi commencé naan alors nañ ko installé bon finalement il a été installé quoi. xam nga ñun dañoo yàkkam suñu lépp dañ ko yàkkamte li Souleymane Faye ci benn woyam mu naan nit ku ñuul mënul macc tàngal da koy yëy dañu yàkkamte suñu affaire mais dañu génn ci élection président ne gagné na ak 58% incontestable waaye 42% yi ci des dinaa leen déglu pour xam lan moo leen naqari. loolu bokk na ci li indi dialogue bi ñi ko woteelul lan moo tax lan la ñu bëgg loolu bokk na ci li indi dialogue bi maintenant dafa am beneen affaire bu am ci dialogue bi mooy am na ñu bëri ñu ci war a bokkuñu ci waaw te ñun ci suñu biir coalition ñu ngi préparé def ci une sortie dans la presse parce que dafa am ñoo dañ leen war a dem consulter leen boole leen ci mbir mi te boolee guñ leen ci mais li am solo mooy commission politique bi parce que boobu rek moo ci compliqué yeneen yi ci des compliqué wul xam nga paix et sécurité commission boobu en 2 jours 3 séances xam nañ ni war dañ ko def économie sociale tout ça compliqué wul commission politique bi rek moo compliqué wul te avancé nañu lu bëri ci la ñu jëlee décision wu reporter les élections locales man maa ngi ci commission boobu ci la opposition bi di proposer ñu réviser la constitution c'est important parce que nee nañu chef de parti waratul nekk chef de l'État maanaam boo nekkee jiite parti ba doon président waratoo nekk chef de parti alors ci laa leen waxee di leen
yéen a proposé révision constitution ñu ne waaw man leen bu ñu ca eggee man it am naa samay proposition bokk na ci samay proposition lii ma wax ni bu ñu limité te mandat du président de la république donc la commission politique mi ngi avancé avec le général Niang te li ci doy waar nag mooy ku dul PDS tous les partis sont là-bas à part le PDS mais léeg-léeg nga gis ñoo nga xam bu ñu génnee ci presse bi wax da nga naan mais ñii xanaa bokk ñu ci dialogue. ah PDS ñu ngi fa ak ñoom Omar Sarr ngi fa. non ñoom nekkuñu fa. nekkuñ ci dialogue. non attends la commission politique xam nga yàlla dialogue national. dialogue national dafa am ay commission benn commission bi mooy bi général Niang jiite mooy yore la commission politique. boobu laa loo xam PDS rek moo fa nekkul. tous les autres partis ña nga fa. soit dañ fa nekk en tant que parti ou bien dañu bokk ci coalition bu mel ni front xaw ma nu mu tuddati bu ñoom Omar Sarr boobu. front xaw ma lan. ñu ñëw également bokk si mais donc tout le monde est là-bas mais léeg-léeg nga dégg kenn bu wax ci dëgg naan mais attends xanaa kii du ñi may toogal tous les jours au niveau du dialogue mais tout compte fait je pense que dialogue bi ça a été une très bonne chose parce que ay nit dañuy waxtaan kenn ku nekk joxe sa xalaat ñu tënk ko seet di gën ci réew mi ñu def ko. Massalikul Jinaan Cheikh Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te ñëw na fi def lu war a toll ak semaine inauguré ko ànd ko ak taalibe yi ak waa Sénégal ak président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade fala sax seenug dajawaat soso ndax xalif bi sàkku na ko ci ñoom ñaar ba ñu nangul ko seen juboo googu da nga jàpp ni yow est-ce que jàpp nga ni juboo di ko amoon na sax. waaw d'abord damay rafetlu na mu demee xam nga dañu dugg Sénégal gu bees mooy Sénégalu Sëñ Muntaxa xam nga Sénégalu Sëñ Muntaxa mooy lan mooy Sénégalu jàmm foo ko séenee bëñ bi ngay jëkk seen ak koo mënti doo nag noo mënti toll xàmmewul milliardaire bi ak kii ñëw di yalwaat si kon kooku bu ko yàlla tegee ci bopp xilaafa gi mu def lu mel ni li mu def nii moom laa tudde ni Sénégalu jàmm foo ree mooy xew ci réew mi la am keroog it ma rafetlu ko ndax man ci sama jëmmi bopp sol naa sama dàll woyof wi dem ba Touba waxtaan ci ak moom Sëñ Muntaxa ci jamono yooyu lu jiitu loolu di am jaar ci soxna Bali Muntaxa maa ngi koy nuyu bu baax a baax di rafetlu taxawaayam jaar ci Muntaxa kan pour egg ci soxna Bali jàpp sama loxo yóbbu ma ci Sëñ Muntaxa ma waxtaan ak moom wax ko li may yéene ak li ma gis ak li ma bëgg ci mbir mu mel nii fekk booba ma nga woon ca loola di ca dox li am noonu man ba may dem di ko ci wax am na ñu ma jiitu dem nañ fa wax ceeg moom mais ñooñu ñëpp fekk nañ mu di ci dox pour seet nu mu ko mën a doxale kon ba mu ko doxalee man dama ci am mbégte bu baax est-ce que réeroo amoon na wala amul dama lay fàttali lu ma mës di wax Abdoulaye Wade langue politique bi kenn la ci respecté dëgg mooy Idriss Seck kenn la ci bëgg dëgg mooy Macky Sall leneen lu mu ci wax nit da lay nax. dëgg naa nga leeral ma foofu moom fa ñu taxaw fa tuuti. parce que da nga wax lu kéemaane sax. waaw lu wér laa lay wax de lu kenn dul dindi de. maa la wax loolu. respect bu wér. daf ko jox cër daal bu mag a. ndax dafa mën a wax dafa naqari dara. xam nga nit ki li ngay xam nga say doom sax di nga am koo am faiblesse. mais yow Idriss Seck daf la intéressé quoi yow. absolument xam nga lu tax mu intéressé ma d'abord sénégalais la xam naa ni ko amal njariñ réew mi la rakk la ju ma jox cër te man képp ku yëngu ci langue politique bi ak parti boo mënti bokk te ma am yaakaar ci ni kii njariñu askan wi la dinaa la jàppale. léegi lu tax Abdoulaye respecté ko nga ni. loolu nag xëy na mënuma ko xam ndax nit ki li la ci xolam ba mu am fu mu teg doomu aadama moom rek moo ko xam mais Idriss am na benn loo nga xam ne mën naa ko tuddee qualité c'est-à-dire ak koo ma boo jàkkaarloog moom di nga xam ne nit ngay waxal donte yaa ko mag yaa ko ëpp xam-xam yaa ko ëpp lépp parce que ëpp fi xam-xam ëpp fi xel ëpp mais nag charisme bi yàlla moo koy def fi doomu aadama très franchement xëy na am na lu ne ci moom su ma sañoon ci man lay ne bu ma ko doon def waaye yàlla nag moo ko jox loolu il faut ñu nangu ko ak koo mën a boo jàkkaarloo bu toog di wax di nga xam ne kii ngay waxal kilifa la te kilifa googu gis nga dafa am lu ñuy jaaw gis nga kilifa du jàng du juddu du xam-xam yàlla moo koy def fi doomu aadama Idrissa je l'ai connu booba ma nga école peut-être di jàng ma nga école di jàng nekk Saint-Gabriel boobu laa ko xam mu nekk xale bu tuuti ñu di koy mara
te it dafa am ci ñu mu jël lu mu jël ci ay nit tey rek maa ngi dégg ay nit ñuy def débat ci wuy pourquoi Idrissa Seck du wax Idrissa mais bu ñu fàtte Idrissa Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo ko yar mu am lu mu jël ci moom Cheikh Ahmed Tidiane benn lan ngeen ni ci at mi dem kër jëmb ci wetu Thiès def fa benn conférence at ba at ñu naan ci lu mu ne c'est-à-dire que nit kilifa dafa am mythe boo nga xam moo koy créer autour de lui mais jëlal suñu kilifa diine yi lu tax fa nga leen teg day gën a yokk toujours parce que fépp fu ñu war a def yi fu doomu aadama doo ko fekke da ngay ñëw ana sëñ bi sëñ bi ubbi na de ubbeegul yow bu ñu leen ne sëñ bi ubbeegul jàpp nga ni sëñ bi ma nga ca téere ya ma ngay julli ma ngay def xëy na ma ngay nelaw ndax du day sonn ah ba gis nga ñun si munita niñ koy waxee sëñ baa ngi dallu xëy na ma ngay xéwlu waaye yow mi nga xam ne doomu aadama nga di taalibe la ngay jàpp lépp mooy ma ngi ci yàlla. monsieur le ministre wax dëgg moom nag xam nga xam-xamam gis-gisam dafa ubbeeku lool ci wàllu histoire xam nga ak lépp quoi donc en de telles circonstances donc dafay bëgg a étaler toutes ses connaissances ci domaine yëpp et c'est important aussi alors monsieur le ministre ñu avancer rek parce que xam naa la ñu dese sax ci waxtu bariwul et tout mais monnaie éco loolu moom ci gàttal rek xam naa ni bon. moom laa lay wax. est-ce que 100 francs yi nga yoroon. di ci jënd benn mouchoir. bu dee éco moom nga koy jëndee wala déet. moom la. d'accord parce que sama nijaay jee ca yang-yang. wala fële ci kër Farang wala sama nijaay jee ca Kaskas. xàmmewul éco ak CFA xam nga li mu xàmmee. mooy ndax 1000 francs yi mu yoroon. mën cee jënd ñeenti kilos ceeb. bu yoree 1000 francs dana bu ñu yoree 1000 éco. dana ci jënd ñeenti kilos ceeb. benn la. loolu moo ko ci am moo ko ci ñor. loolu moom peuple bi je pense que loolu mooy li ci gën a am solo ci ñoom li ci des nag benn combat politicien la boo nga xam ni beneen niveau la. boo nga xam ni am na ñu ciy wax lu kenn xamul mais li ci am solo daal mooy loolu. waaw ñu toog xaar ko mu ñëw incha allah te indi jàmm mais monsieur le ministre. ci question bii la jëm si de. li ma lay wax nii moo question bii ñoo ànd. parce que banque mondiale dafa def benn étude. mais da nga mel ni kuy plaider Macky Sall. non dëgg moom dëgg la dëgg amul tur amul sant. di ko waxal yu baaxam. dëgg waaw ma ni dëgg amul tur amul sant. maanaam man d'accord naa lu ma wax te amul nañ li ma amul. waaye buñ ni ma nag boo ko waxee da ngay plaider Macky Sall non bu dee moo ko def ma plaider ko bu dee defu ko du ma ko wax. banque mondiale def étude ni Sénégal day perte 100 milliards at mu jot ndax embouteillage. lan mooy dindi embouteillage bi. TER BRT. autopont yi ñuy defar nii mu nekk 19 autopont yi ñuy def ci tali bi gis nga ko nii ci Yoff gis nga ko feneen ak feneen xam ne loolu su paree booleeg nettoiement bi nga moo tax man la question yi benn la xam nga boo doxantoo ci benn bi gis nga panneau yi fi nekkoon yëpp dindi nañ ko panneau publicitaire yi parce que dëkk bi kenn xam loolu lu muy nirool même booy dawal sa oto da ngay ñëw ba ci virage da ngay yër nii pour mën a jàll parce que ay panneau publicitaire ñoo lay baare encombrement bi donc yooyu yëpp benn projet la booleeg zéro bidonville yi ngay wax. parce que boo lancé programme 100000 logements dégg naa démb ni ñi bindu fi mu nekk pour bokk ci 100000 ëpp na 100000 donc bu ñu réaliser 100000 logements dëkk bi set ñu dindi panneau publicitaire yi dans 2 ans au maximum 2 ans TER bi dina dox balay boobu BRT bi dina dox les autoponts là dina fekk mu pare amatoo embouteillage ci biir dëkk bi bu boobaa beneen dëkk ngay am beneen. d'accord kon kañ nga gëj a gis président Sall. Ça fait peut-être kañ jour bi ñuy def l'installation de Famara Sagna. non taateet yéen ñaar ngeen toog nii yéen ñaar nga toog mu toog. peut-être 2-3 mois da ngeen koy def régulièrement. xanaa da nga dafa am. ci dañoo am nag kanu ñuy déggante aussi. waaw su ma ko bëggee dégg xam naa nu may def ba dégg ko su ma bëggee eggale dara ci moom aussi. loolu kenn moom daal tëjuloo la buntam. franchement non man ku ma tëjal sa buntu dootoo ma gis ma toog ci sama ruq. monsieur le ministre yow da nga garaaw de yow. sama kër gii nag moom sant naa fi yàlla de. am xaalis ba léegi de wala poste bi res na. poste bi res. maa ngi sant yàlla daal man jàpp naa ni voilà. taalibi sëñ Touba la non bien sûr. bah oui bon voilà kon monsieur le ministre. bons investissements. mooy suñu njaboot. loolu mooy investissement bi. mooy njaboot bi macha allah. mais daal am nga ci yeneen yooyu yëngu. lu bokkul ak politique ak. li may waxee yow nii maa ngi xaar suma ay partenaires jóge Danemark. di yëngu ci yu am solo. maa ngi jóge voyage ay mission à tout moment.
à part li may liggéey ak président de la république maa ngi liggéey sama ay. macha allah sama ay. mën a maye xaalis gi nag dégg naa Wade da leen ko wàll de yéen ñëpp da ngeen di. man Wade wàllu ko daf ma ci fekk. Morto la Wade bàyyi Ablaye Wade bi mu wàccee Kébémer. Mbisaan Ndiaye mi jur sama baay moo ko dalal. ci biir këram. déggoo ma de. Morto la Wade mi jur Ablaye Wade bi mu wàccee Kébémer Mbisaan Ndiaye mi jur Aman Ndiaye Mbisaan mi ma jur moo ko dalal. monsieur le ministre émission bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo. moo tax foofu la waroon jeexee sama tànk. D'accord. Alors donc ça a été un plaisir mesdames et messieurs de vous tenir compagnie ma fàttali leen tey ñi ngi amoon nag comme invité. Soxna Ndeye waaw mooy suñu PDG di ko tàllal loxo mu ñaanal ma dolli ma ñaan. waaw di ko dellu linkat suñu bopp ngir wàññi tamit maamaam aussi. dëgg la rek la ñu yaakaar. lu ñu am bëgg sama loxo ci kaw. dëgg la. jërëjëf. del na la sëñ Touba taxawu kon alors mu nekkoon monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye donc nekkoon ci gouvernement Ablaye Wade de 2000 à 2012 alors jamono ji nag moom mi ngi yore partem di ko jiite moom la ñu dalaloon tey ci ganuk bés bi mu doonoon nag waxtaan woo xam ne am na solo lool macha allah ñu la ciy gërëmaat encore une fois di la ñaanal yàlla ci yoon wi nga tegu ak yi ngay sumb suñu borom sottal ko incha allah. Alors, ça a été un plaisir de vous tenir compagnie. Le même plaisir sera partagé avec vous une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et comme disait l'autre, prenez soin de vous et de votre cœur. Chaque jour est une vie. Au revoir.